leen di may seen revue de presse. bismillah li ñuy laajte day mooy Afrique gi la kañ lay développé jëm kanam moo jar a laaj de tribune yéene kaa ne xoolal ma dil bu bees bi la ngir làbbaliwaat na koom-koom ak Afrique yi ca France la doon amee dama ne lay Emmanuel Macron président France daa toroxal humilier tuuti suufeel kon continent wu lëmb di diwaanu Afrique gi la ndaxte dil bu bees boobee waaw looloo tax nag ba Emmanuel Macron day président France daal di yëkkati ay kaddu ca sommet wu Paris boobee ne ndegama ca boppam kon faratal la ngir Afrique waaw waaye tam Afrique tam dañoo war a xulli seeni bët nag ambition yu dugg Macron ne urgence sanitaire la wàllu wér-gu-yaram ngir Afrique ndax Afrique nag bokk na ci continent yi nga xam ne ñoo gën a ñàkk pikiiru laa la wax mooy vacciné waaye farata la tamit day daar ngir suñu wàllu koom-koom gi la ak dundinu askan wi la yéeni kaay dee média gi ne te Emmanuel Macron nag ba mu yëkkati kàddu yooyee fekk na lu tolloog fanweer ci ay njiitum réewum Afrique daal di toog seeni karkanam belli ñu kontaan am yaakaar ne bu ñuy ñibbisi nañu indaale ay walis yu fees dell ak ay diggé promesse Le Quotidien yéene kaay ne ndajam Paris moomee ci lu jëm ci wàllum koom-koom gi day ci Afrique waaw Macky Sall ñaari pikiir la fa bëgg laa la wax ñaari dose laaste Macky Sall kay wax na punkalu nasaraan yooyee ñetti dëggam laa la wax Le Quotidien yéene ma yeggale dama ne la gis nga ñaari pikiir di dose yooyee nga xam ne moom la Macky Sall soxla day laaj ma ba nag mana Macky Sall dana leen bu njëkk ba day waaw mooy DTS gi la Afrique fanweeri milliards ak ñett ngeen ko doon jox ñin nag bi yoon téeméeri milliards la ñu bëgg laa la wax booy benn dose bu njëkk bi ñaareelu dose mooy ngeen jéem a dindi gàllankoor yi la ngir Afrique ci boppam mën di toggal boppam ay ñaxam ay pikiir vaccin ngir Covid bi terminé yéene kaa ne gis nga nag boo leen bëggee dëgg-dëgg waaw France ga la ñin africain buñ leen mere déedéet parce que ñin ñoo leen gën a riche fop nañ leen ko wax parce que nag gis nga Sénégal gi la ak Afrique bu ñuy dépensé ay milliards yi milliards ci kérosène waaw ngir dem ca Paris ga la tàllali loxo ngir ñaan mais parce que ñin ñoo lànk ne bëgg ñoo développé lan moo ñu manqué dara walaay la Axel Ka bu doon wax danañu ko laajaade est-ce que nekkul ne Afrique ci boppam moo lànk ne du jëm kanam et si l'Afrique refusait le développement dama ne la Sénégal ak Afrique ngi lépp laa la wax lépp am nañ ay suuf yu dul jeex ngir mbay mi ñaata ci jur la ñu yor or beeg jamaa bi nag zircon beeg pétrole beeg gaz bi nag uranium bi nag manganèse ba nag fer ba jant baa ngi ni lée fukki weer ak ñaar tim ñu ndox maa ngi ni lée tarkal la jën yaa ngi ni lée waaye coton beeg yeneen ak yeneen nag léegi nag dañoo comprendre lan mooy ndayuk France kii nga xam ne ñoo ko gën a riis ci ñin lay profité ngir bokk ci punkalu adduna bi ñun ñu lànk ne duñ jàpp l'observateur ne France ak Afrique googe dama ne leen lii dil bu bees la encore yoro ja ci la quotidien yéene kaay waaw ne du plan Marshall de déedéet dama ne leen dil bu bees la te gis nga ca jamono jooje réew mi quotidien nee na xoolal suñ dëkku kaw yi rek ak réewu taax ñàkk ndox mi ci boppam kon indi nag jafe-jafe yoo xam ne maar day taali xoolal ma ca Ndar ak ca Jandeer waaw manifestation dëgg na wàllum assainissement gi xalif général Tidiane yi wax na leen ñetti dëggam laa la wax parce que Serigne Babacar Sy Mansour waaw nee na waxoon naa fi Serigne Mbaye Thiam ne ko mënoo leen a def projet wu assainissement te waxtaanu leen ak Ageroute waaye Ageroute ak ONAS o leen ñu waxtaan mais dañ doon masa xoolal leen ma kër yi la ak jumaa yi defoon nañ fi kalaame laa la wax waxuma la sax boole wuñu leen ca waxtaan waaye sax dañoo amul ci wàllum assainissement bi surtout Alaaji Maalik liggéey leen wax lii waaw évidence Sénégal ne atu trois beeg gox yi ñu war a daggaat ni le Kër Massar Bambilor Géejawaay Pikine waaw Omar Gueye day gars yi siñ nañ ko fang na de maa la ko wax parce que Bambilor ak Njaxiraat Kër Massar Pikine ñoom ñëpp Omar Gueye lañ jëm baaraamu tuuma ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoo am ni lée terminé yéene kaa ne en tout cas Amadou Ba Moussa Sy Mbaye Ndiaye waaw dama ne la guerre ba ca Parcelles Assainies day am de guerre ba dana am seen diggante de mardi kali critique yéene kaa ne de Amadou Ba kay wane na boppam de candidat la de ci mairie bu Dakar waaw évidence yéene kaa ne ville de Dakar gi lée ginnaaw Barthélémy Dias waaw Amadou Ba nee na candidat la ci mairie bu Dakar Ndiaye jël Diop moo ko wax Serigne Niassène bi de waaye moom Amadou Ba moomee na wax ak waa Benno Bokk Yaakaar de parce que nag tendance yang fa Abdoulaye Diouf Sarr ngi Dakar Ndiaye jël Diop Mame Mbaye Niang mi ngi Dakar Ndiaye jël Diop réew mi quotidien ne waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Amadou Ba day weer dinañ de nee nañ Amadou Ba musul wax ne candidat la en tout cas Barthélémy Dias nee na moom candidat la sur sa année élection locale yi ñu jëm ni le waaw Khalifa Sall ak Barthélémy Dias day seen diggante yàqu na mardi tali la ilaha illallah ay waay cat waay yéene kaay daaw da càmmine gis nga réunion visioconférence bi mu doon amal ak gaayam yi day moom Khalifa Sall waaw mësul joxe ndigal laa la wax ci kii wala nañ jàppale kee moom Khalifa Babacar Sall moomee nee na membre coalition bi ci boppam ñooy tànn ka ñu yaakaar ne dana leen gañaloo laataa ñoo waxtaan ak opposition bi lée waaye Barthélémy Dias day démb waaw door na ab yet wala ab fit yi mu sànni Khalifa Sall ko moom de te Khalifa Sall tamit day ma ngay bàyyi xel nag opposition bi ngir ñu xeexle ko ngir mu jotaat ay droit am mbir mi fépp lay mité de enquête yéene kaa ne waaye xoolal ma Benno Bokk Yaakaar waa réew mi day ñooñu
nag lañ war a régler seeni mbir cay équation réew mi waa kër Sow waaw yéene kaa gi ne bu dee waa kër Idrissa Seck yooyee fekk giñ fekk Macky Sall dana tax nag ba ëttu Macky Sall ba gën a yaatu waaye indi na fi tamit ay jàppal bàyyil ak ay xeex rawatina nag ci biir ndaw yi jeunesse bi waaw bu dee mag ña ñoom ca kaw mburoog soow ba neex na lool ndaw yi ci suuf day xëccoo bee ngi mel ni tulleeg male waaw mais xoolal ma xeex ba am ca diwaanu Touba gële diggante waa réew mi ak waa APR ndaw yàlla ndaw yi bëgguñ ku leen sacrifier 24 heures ne Sénégal day bu ñu demee ba benn loxo dong di tàcc aya bi mag satala kurus parce que président Macky Sall ak waa gouvernement ngam bi lee xam nga lan lañ foora jëlee la pensée unique yaakaar ne ñoom daal luy xeetoog mbirum dëgg ci mbirum koom-koom ak wàllum politique ñoom rek ñoo xam ñoom rek ñoo mën juum nañu de ku wax ñu dal sa kaw xoolal professeur Abdoulaye Bathily ni ñu ko def direct news ne professeur Abdoulaye Bathily day waaw nañu ko doroxalee yekk ko lu mel ni xame réew Cheikh Anta Diop bu ñu demee boppam ko lii ci boppam royukaay la ñuy maltraité ni lée doy na waar Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi mu àndal waaw di jéem a yàq koo xam ni kon patrimoine national la muy Abdoulaye Bathily ndax lu neex doomu buur ba wala buur ba te professeur deful dara lu dul joxe xalaatam rek ci tolluwaay réew mi yéene kaay Pape Diogaye Faye bi ne li fi professeur Abdoulaye Bathily def li mu dugg ci kaso ndax réew mi rek li mu def amul kenn ci ñoom koo xam ne dund nga lu ni mel gis nga cadre APR yi la leen waroon mooy déglu professeur Abdoulaye Bathily moo gën ñu jàppee ko ni njuuma te kattan gi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr ak gàngooram gi def nañ ko ci professeur Abdoulaye Bathily day waaye waroon nañ koo def ci Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko yow ci jamono joo xam ne Barthélémy Dias mi ngi ci mbeddu Ndakaaru njaay jël joobi yor ay soxam di leen ko dóor Abdoulaye Diouf Sarr mi bëgg maire bi lée taxawul xeex ak Bart lu tax sur quotidien am na yenn ci ay doomu aadama yoo xam ne day ca Casamance njabootug ba fa bayot ga waaw li ñu bëgg daal mooy ñu ate xale yi njàpp 24 heures yéene kaa ne coowal Palestine gi lée Mamadou Lamine Diallo waaw nee na ay ba fi Sidi Lamine Niass nekkoon laase sàmmkat yi nga xam ne ñoo ne ca guddi ri gale daal dina ñuy fipp na daal kay daal dañoo brûlé lépp la ñu taal ndax sàcc jur gi nga xam ne moom lañ leen di def te takk der yi ak ñu yor wàllu kaaraange ka ca boppam ñoom ñooy complice su sàcc yi maar day taali la ilaha illallah waay coowal pétrole bi la kay ak gaz bi comme que moo nax saay sàcc gi dana fi gën a tar waaye nag nañ jàpp ne suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal baaw ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ne leen bëgguñu ñaari téeméer yi nga xam ne dañu leen koy laaj ci nag bu ñu fa andi te ka leen koy imposé du ñenn ñu dul comité de gestion bu parc ba ñoom nag nee na ñu soomayul dañuy boycotté lépp lu nga xam ne moo jëm ci andi ak jur rawatina nag yi ngir nag maanaam njaayum ndawal gi boobaa dana am ay jafe-jafe waaye it xar yi nga xam ne sax dañu ko randi si tabaski yi soomayul dañu koy bàyyi Adama Ndiaye secrétaire général bu ndaw yi ñu teewlu ay kàddoom. nag amul fii marché yi wane na ko kilo yàpp mi ngi 3500 mosu fa yegg kilo yàpp musul yegg 3000 seeraat manka bi moo ko war ñii ñoo grève parce que ñi ñuy yore si nuy nag ñun ñoo grève parce que taxes yi ñu teg duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba nag yi dañoo seer ci àll bi bu ñu bëggee teg taxe day gën a seer kon nag loolu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba nañu président de la république dimbali lu mu ci guubee dañ koy gar ñun pare nañ pour lépp tant que taxe bi dañu nag yi duñ ñëw xaru tabaski sax du ñëw ma ne la fas sax du ñëw ñii ñooy sàmm yi ñii ñooy les vrais éleveurs vrais acteurs yi ñu ngi nii maay la preuve yow xool nga daral bi gis nga li fi ne dañuy wutali sa Mbuur rax nag juróom fukki ndaw yi nga xam ne dañu nekk ci ab association wala ñi leen di taxaw mooy association bi nga xam ne mooy taxawu ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw te ñu feebar soo moyul nag dañ leen génn fa ñu nekk la ko waral du lenn lu dul jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ka ko xamle moo di njiital association ba ndax dafa gis ne ak tolluwaay mbas mi jafe-jafe yooyu ñu ngi koy dund kon nag jot nañu gëstu leen juróom fukk ci ay ndaw la ñu toll bokk ci association démunis yu te ñu feebar njiit la Ndeye Safietou Ndiaye bu fekkee jàppandi na mu ngoog Ndeye Safietou Ndiaye bu mel ni kon jàppandeegul juróom fukk la ci ay ndaw ni mu leen ko waxee bokk ci association démunis malade ñoom soo mayul fa ñu dëkk dañu leen fay jëlee la ko waral nag moo di jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel looloo sabab njiital association ba yëkkati kàddoom di sàkku ngir ñu taxaw leen rawatina ci autorité yi Ndeye Safietou Ndiaye bu fekkee jàppandeegul dinañ ci dikkaat laata ñuy daal képp bi la jotaayu xibaar ñu àddu jëmale ci test PCR yi nga xam ne nee na ñu njëkk yi mu mel ni it jëm ci voyageurs yi dañu koy xoolaat wàññi ko loolee nag dafay fekk rek ñu sukkandiku ci sàkkuteefu quoi kuréel gi di UEMOA mu mel ni kon nag bu ñu sukkandikoo ci chargé bu clientèle bu institut Pasteur nee na dogal bu ni mel nag dana tax nag maanaam ñu am benn manque à gagner waaye terewul institut Pasteur namuti rek maanaam bàyyi noonu mu sedd ñu teewlu say laaj ci Malick Fall.
tey bi gars yi ñëwee yeewu ak si parce qu'ils viennent très tôt dañuy bari si ba teel ñëw mais bi ñu ñëwee donc bi ñu leen waxee que ni 25 000 francs la vraiment ñoom kontaanoon nañu lu bare pour ñoom jàpp nañu 40 000 yi dafa diis voilà mais comme que 40 000 yi ministère moo ko fixé woon parce que ñun yàggoon nañuy wax que ni est-ce que da ngeen ko wàññi bi ministère dellu seewaat encore defaat réduction bi sunu administrateur mënu woon def lu dul ñu conformé wu ci loolu aw ma lu ma ci mën a wax parce que aw ma benn élément buy mën a apprécier bon c'est vrai que koppar bi ñu doon fay dina wàññeeku mais bon incidence yi moom aw ma ci lu ma ci mën a wax. le député du populage Mamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. naka suba gi sant yàlla bu baax xam mu mel ni kon test PCR yi ñi nga xam ne ñooy voyage yi njëkk li wàññi nañu ko waaye Institut Pasteur ne nañ manque à gagner lay doon. ñoom bu ñuy jàmbat manque à gagner ñiy tukki itam di joytu Institut Pasteur nañu seet yàlla ak nit ñi maam dañ ko gën a mën a wàññi. bu ñu ko defoon sax 15 000 francs ou 10 000 mu gën a baax ci sénégalais yi. parce que dañ leen ko exiger te sañuñu koo bañ xoolal ba xam am nga coronavirus wala déet boo demee ñu fa ngay dem mu ngi dépendre ca la nga fay fekk mun nañ la ber nga toogaat benn 3-4 jours yoo xamante ni bii doo def dara dañ lay isolé donc natt boobu doy na bëgg cee yokkaat nag parce que 40 000 yi ñu defoon dafa ëpp dafa cheroon ba mu ba jéggi dayoo jooytu nañu ko fu nekk mais comme nag léegi wàññi nañu yëpp fi xaalis doon génne fépp mais nañ ko wàññi li itam Sénégal yi nga xam ñoom ñooy tukki parce que nit ñi dañu am soxla bitim réew dañuy tukki bu ñu leen exiger nag ñu def seen test yooyu test yi nañ ko wàññi. et puis sax Sénégal lañ ñu mayoon sax ay jamono ay test yu bëree bëri mais anamu. et puis la moo tax test yi tënk dong ci Institut Pasteur tey bi coronavirus amee léegi Sénégal gouvernement bi waroon nañu def ay jéego. yoo xam ni au moins test rapide yooyu noonu doon nañu ko gën a barele am ci yeneen ouverture yoo xamante ni bii comme ñu koy fabriqué ci àdduna bi bari na ba nga xam ni pour nga def test dootu sax dépendre donc ci Institut Pasteur. parce que léegi évolué na ba nga xamante ni bi ajootuñu ci ay labo pour def ay test mais mën nga ko def ci façon boo xam ne dafa rapide alors fabrication boobu mu ngi commencé yaatu ci àdduna bi na ci Sénégal def ay commandam te yombalal ko Sénégalais yi mais li ñu teg ci kaw ndoddu Sénégalais yi ci laaj moo cher moo bëri Mame Mbaye Ndiaye. moo cher moo bëri ba nga xam mu ngi bëgg a jéggi dayoo. donc loolu nag foog ñu xoolaat ko. secrétaire général góorgóorlu yi. waaw gis nga wàññi nañ ko waa Institut Pasteur. gars yu néeg nañu quelque part. xam nga lu tax ñu néeg parce que en comptabilité en économie affaire test yi on les appelle les ressources exceptionnelles maanaam du sa cœur de métier du loolu ngay liggéey xam nga daf la dab rek rentré mais léegi 2020 ñoom li ñu encaissé ci xaalis ci test Covid yi encaissé wuñ ko sax ci seen activité principale muy analyse yi en termes de ressources exceptionnelles yow na nga bëgg a toog ni dafay impacter sa kii te yoo xam ne yow prévoir woon ko sax ci sa budget lu ñu bëgg mooy après noot suñu état yi ne leen léegi fay leen 20 000 yi des yaakaar nañ ni suñu état yi dinañ am fulla ak fay li ko kii di sëñ Mansour waxee léegi réew yi léegi dépassé nañ sax fu ñuy demee ci ay laboratoire c'est-à-dire que genre autotest lay nekk nga dem ko mais en attendant comme dem nañ foofu y a l'institut du professeur Souleymane Mboup bi nekk fii ci Ngor j'oublie le nom buy def les tests vraiment à des prix sans commune mesure ak li koy kii bi en tout cas Institut Pasteur nañu xoolaat voilà nañu xoolaat li ñuy def quoi ci leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di Sinébar si nga xam ne tegoon nañu ko loxo mu di cocaïne bi sa aéroport international bu Blaise Diagne loolu ci dibeer ji la mu di benn doomu réewum Cap-Vert ñeent fukki bu le tax benn ci cocaïne la wanaasu woon waaye nag mujj nañu ko teg loxo dañu si dikkat ci anam nga ñu ko tegee loxo ak chef bu wala sax lieutenant colonel Boubacar Seck. kat mooy exemple bu gën a am solo ci collaboration les différents services entre les forces de sécurité et de défense parce que kat ñetti service ñoo ko ëmb muy douane muy gendarmerie muy police ci suñu cadre liggéey chaque fois que suñu amee saisie wala chaque fois suñu amee lu ñu jàpp dañuy xool administration bi nga xam ne moom moo yelloo pour topp ko ñu jébbal ko mu topp ko. lieutenant colonel Boubacar Seck moom moo jiite cellule bu aéroportière anti-trafic bu aéroport international bu Blaise Diagne dañuy desandi ci lu nu mel ak chef bu subdivision bu douane AIBD moom mu ngay rafetlu anam googu nga xam ne tege nañu ko loxo Sinébar soosé di cocaïne ba colonel El Hadji Khoutoup Gueye mu ngay sàkku ab collaboration bu mat sëkk ci frontières yi ñu teelu moom it ay kàddoom. saisie bu importante la lu ko gën a firndeel mooy bu ñu ko jàppee parce que ku woon na ay drogue ci biiram yow mënoo ko xam expertise la laaj déjà pour xam ne kii ñun la expertise la laaj pour mën a exploiter information donc loolu moo tax ma ne saisie bi dafa important.
laaj bi daal di samp moo di wàllum jaayum sinébarsi cocaïne beex lu mu ci manti doon ndax Sénégal nekkul séleba yoon gi waaye it fa ñu koy jëfandikoo lu ëpp loolee nag laaj la bu nga xam ne dañu ko samp Boubacar Sadio commissaire divisionnaire bu nekk à la retraite di sàkku ñu boole doole yi moo xam wàllu police douane ndax gendarmerie ngir jële fi lu nu mel ñu ànd seex Safietou Ba Ndiaye moom sekkal waxtaan. beneen saisie wu drogue boo xamante ne rek ñu ngi ko amalee ci aéroport international Blaise Diagne bii la yoon nag cellule aéroportuaire anti-trafic bu AIBD moo teg loxo ci benn waay boo xamante ne rek mu ngi am nationalité capverdienne ak ay buletu cocaïne yu nekkoon ci moom saisie drogue yi nag mel ni day gën yokk rek di dem jamono ji lu ni mel commissaire divisionnaire bu police bi di Boubacar Sadio xamle ne dafa di phénomène boo xamante ne yàgg na même bu fekkee ni sax fan yu mujj yi nemmeeku nañ lu mel ni pic boo xamante ne am na lu ko waral bokk na ci translation bi nga xamante ne rek mu ngi jugee ci trafic international bi doon topp ligne de cheminement bii di Amérique du Sud Europe waaye nag américain du Sud yi dañu gaaw dëgëral mesure de surveillance yeeg contrôle yi tax nag trafiquant yi di faral di jaaree ci Afrique utali Europe commissaire Sadio dem sax ba yokku frontières yi nga xamante ne surveillance yi day xaw a di des ba Sénégal dem sax ba nekk bërëb bi nga xamante ne nit ñi dañ fay faral di jaar même bu fekkee ne dina jafe loolu ngir jële fi bi les phénomènes commissaire Boubacar Sadio jàpp ni dañu war a fexe ba contrôler situation bi tax sax muy proposé force yi nga xamante ne ñoo yore lépp lu jëm ci wàllum xeex drogue ñu gën leen a dëgëral ngir mën a gën a am doole yi jële fi bi le phénomène. El Hadj Mamadou Massou démb ñu ngi ko fi doon waxtaanee wàllum drogue beeg cocaïne bi ñu ne nag dafa mel ni Sénégal daal dafa tàmbalee doon sële ba yoon bi. non xam nga kii moom da doon def transit. donc kii du problème de dafa xibaar bi dafa war ci ñun presse bi rek. après ñuy lawtee ko mais kii doon na def transit. dafa am fu mu jógee jaar AIBD. pour dem Praia. donc ki ñàngul de yi dugg la ñuy wax yi dugg ñu leen di jàpp yi dugg te duñu leen jàpp loolu benn la bi ci des bii du événement wala mooy événement ñu dellu si ci ñen ñooy consommer donte woon ni 100 xam nga kii 500 grammes la mais 100 grammes donc ñen ñoo koy consommer maam yow mënoo am benn dose drogue wax naa la ko démb na ma koy fàttaliwaat yow mënoo am benn dose bi man mënuma ko am Siré mënu koo am ñu bëri ci ñiy seetaan mënuñu ko am ko donc ñen ñooy consommer drogue bi xam nañu ko parce que drogue doo ko jaay comme ni ngay jaayee diwlin wala comme gerte maanaam di xaar client ñëw mais da nga am sa clientèle bu noppi donc vente cible la xam nga ñan ngay jaay donc nag est-ce que du xeex boo xam ni li koy suuxat moo ko sookee bu fekkee ñiy xeex drogue ñooy consommer drogue question la ça pose problème parce que moyens yi nga xam ni moom ngay am pour consommer drogue moyens yooyu doo nga mën a jëfandikoo pour xeex drogue donc il faut ñu xeex drogue bi ci façon boo xam ne dafay sérieuse sinon mooy loolu quoi ñu bañ a jël yu mel nii nga xam ne du danger ci Sénégal tuddee Sénégal seli bu yoon waa ji transit la doon def loolu nag ça dafa existe partout dans le monde ay nit yi ñuy jàpp ñu doon def transit ak nangam da ngay seetaan documentaire ak grand reportage yi ci yenn chaîne de télévision yi nga gis drogue na lay jaaree def ay transit ci aéroport yi donc lii du événement yi mooy nañu xool ñu ko ciy dugal ci yeneen yoon te duñu leen gis aw ci bateau yi ak ñu koy consommer. foofu sax la ki yor wàllum programme sa centre bu Jacques Chirac daal di gisee nee na nag dañuy teg ay loxo li nga xam ne moom mooy drogue ci waaye nag lu ci bëri ci réew mi lay des kon nag neexul ba neex waaye transit bi ñuy wax ne Sénégal moom la doon zone de transit bi loolu kenn mënu koo weddi ñu teewlu ay kàddoom moom Abdoulaye Diouf. Sénégal position bi mu nekk moom ci Pointe Afrique la nekk loolu moo tax ba ñi nga xam ne ay trafiquants lañu bu ñu jógee Amérique latine wala bu ñu jógee Asie dañuy def noonu pour di réer ñi nga xam ne ñooy service de sécurité yi gëstukat boo xam ne dafa amoon xarañte ci li nga xam ne mooy trafic bi ak consommation li mu wax mooy dëkk boo gis ñu saisir fa drogue rek mu bon a bon téeméer boo fukk yi def nañu ci biir dëkk boobu et que fukk yooyu def ci biir dëkk bi moom la ñuy jaay ci biir dëkk bi parce que ñi nga xam ne ñoo nekk ci chaîne bi parfois dañ leen fay xaalis mais drogue bi ci boppam la ñuy jël fay leen boo xoolee dëkk yu mel ni Sénégal sundukokat drogue yi nga xam ne mooy héroïne ak cocaïne am na fi trafic bi bari na fi consommation bi aussi bari na fi. Siré drogue bi di dugg na am ak li ñuy teg loxo bari na waaye nag li des si réew mi moo jar a laaj. waaw te gars yi di ko jëfandikoo loolu daal ñu koy sàqal pexe daal. man daal li ma ci xaw a jaaxal mooy gars yi ñoom dañoo sévère lool ci yàmbaa ji. waaw mën a maslaa lool nag ci drogue bi quoi drogue bi daanaka boo ko déggee bala nga ko déggaat. après ay jamono nga koy déggaat mais booy toxu yamba yi ñoom chaque jour gars yi jàppale procès yi di la di waaw. nga yamba moo gën a accessible que drogue. yamba mën nañu koy bay Sénégal bay sax si réew mi waaw yamba juróom fukk nga am sa benn takku ñaako yi. am na ñaako yi am na lops. gars yi di waxee xam nga moom
bokkul ak bi nga xam ni nee nañu waaw sa salaire mënu koo jël. gi dañ lay sompal nii rek. waaw daal lay jox nga dem quoi. nee na demal muqi. waaw en tout cas daal voilà. yàlla baax na voilà. kon nañ jàpp ni yamba ji mooy le bas peuple comme ça cocaïne bi mooy nante yi quoi. ayca dañuy wutali sa Dougar donte am nañu ñu fa teg loxo si seen ñaxtu gi waaye terewul tey lañu gën a takku taxaw ndax nee nañu seen i suuf la ñuy laaj te fas yéene jàkkaarloo société immobilière boobee di Piscok. mais ni kon waa FRAPP France Dégage ak waa Y'en a marre dem nañu fa ngir dikkale renfort jàppale leen nee nañu sax doxum ñaxtu dañu koy amal ci li nga xam ne moom mooy dibéer bi ñu dëgmal bu fekkee jàppandi na ñu ànd sa Fatou Mbaye Diop. Dougar nekk ci ay tension ci jamono ji yëpp ba tax na nag askan wa fay yeewoo ne ñoom duñu bàyyi benn yoon li ñu jàppee ni seen suuf ñu koy daal di jël. ça fait des années ñun ñu ngi ci exploité du ñu nangu ñu koy foqati illégalement ci population bi même si ñu jëloon tous les jeunes de Dougar ñu emprisonné leen les femmes vont prendre la relève bu ñu jëloon femmes yëpp les vieux vont prendre la relève. ci mbir mi la Y'en a marre di duut baaraam njiitub réew mi ne moom rek moo mën a régler situation bi. Macky Sall umpalewul ni Sénégal dafa toog ci bomb bu ñuy wax coowal problème mu suuf. le président de la République jugal nga régler coowal suuf si am Sénégal balaa moo jur musiba. FRAPP Dégage di daal di sax laaj li nekk ci suufu mbir mi. est-ce que Piscok dafa financer le maire pour la prochaine campagne électorale Sénégal tey nañu gën a dëgër sinon buñ ko defulee. wallaahi balaa élection locale suuf si dina jeex. gis nag fi mbir mi tollu tax Y'en a marre FRAPP Dégage di ñaan mu am ab ndaje ci diggante Descos ak askan wi laata rek ñoom ñi annoncé dina am ab doxub ñaxtu bu mag ci dimanche ji fële ca Dougar. sa Dougar sax la ñu desandi yax mandataire bu askan wa yeewoo sa Dougar nee ñu nag ab sommation la ñu ko jébbal te ñëkk ko jébbal nag du ñenn ñu dul waa société immobilière bi ngir nag mu delluwaat ci kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati Diop Ndour Ndiaye lay wuyoo ñu teewlu ko. ma koy wax ay tuuma la maintenant ma ne ko dinaa la tontu naa ko ak courrier jox ko huissier mu yóbbu ko ba ci moom jox ko non seulement affirmer li muy wax ne diffamation la dama koy teg tuuma yi dama ko nuñ ko waxee dëggal ba pare ëlbati ko encore dollil ko ca leneen tiituma ci benn poursuite tiituma ci convocation aussi muy police gendarmerie muy tribunal parce que li may wax dama ci am ay preuves yu leer nañ donc dawuma ci dara bëgg ko ñu xoqatal te yaakaar ne xëy na bu ñu ma xoqatalee damay def marche arrière te dañuy sonal seen bopp xoqatal bi au contraire daf ma gën a jox force ma gën a xam fi may teg sama tànk. El Hadj Diop Ndour Ndiaye mii de nee na delluwul ginnaaw dafa mu tegoon ab tànkam fa la koy teg mooy mandataire population bu Dougar. foog mu am détermination foog mu dogu ban citation moom itam na dem ut huissier de justice ñu poser ay questions judiciaires ci ki nga xam ni moom société boobu ñu jox ay hectares. société boobu groupe marocain la. Piscok investissement groupe marocain la boo xamante ni bii dañuy yëngatu ci wàllu assurance dañuy yëngatu ci wàllu travaux publics. dañuy yëngatu ci wàllu logistique dañuy yëngatu ci wàllu céréales dañuy yëngatu ci wàllu aviation dañuy yëngatu ci wàllu immobilier li ñu accaparé moo bëri. Abdoulaye Wade moo leen signé loon ci benn décret numéro 2010 1074 ci 23 juin 2010 la leen signé loon benn kayit bu leen di jàppandal ñoom ñu am bàyyi mais gouvernement bi fi nekk la ñuy interpellé ñu dellu soit xool ci gan anam parce que diggante 2010 ak 2011 précipité nañu ko ci façon boo xamante ni bii li ci Sénégal di xaar ci wàllu am ci wàllu revenu néew na néewaay boo xam ne parce que mu ngi toll juste ci 97 millions comme titre droit de bail ak 500 millions ci wàllu guise d'avance ci wàllu foncier comprendre nga donc loolu tuuti na par rapport ak suuf si nga xam ne 72 hectares yoo xam ne moom lañ leen jox ci diggu xolu Ndakaaru foofu ci diggu xolu Ndakaaru lañ koy wax parce que diggante AIBD ak Diamniadio ak Dougar fi mu nekk. nga xool loolu ñu jël ko jox ko ay étranger yoo xam ne dañuy seet ay benn sénégalais dugal leen ci biir société bi jox leen ni action def leen ay PCA et cetera. loolu laa ni du yoon faw ñu taxaw def face ak étranger yi nga xam ni dañuy sonal pas xeex wala tour deret mais ñu continuer def leen face suñu kilifa yi jàppale ñu ci anam goo xam ne jaaduwul. yow nga ñëw ci ban société sénégalaise moo am sañ-sañu dem implanter Maroc am fa doole jooju bay intimider ñi fa dëkk di demander seeni ay droits après ñun ñu toog noppi chaque sénégalais na xaar ni
tuuram moo ngi ñëw. bu fekkee dañuy def laisser-aller yi muy continuer ndaw si bu ñu ko yónnee citation na répondre population nekk ci ginnaaw mu def face 72 hectares lañu dul jox ay nit ci wàllu business kese ñuy dagg ay parcelles yu 150 mètres carrés benn hectare suuf maam da nga ci am lu mat 45 parcelles bu fekkee da nga ko dagg ci lotissement wu 150 mètres carrés par parcelle am nga 45 parcelles minimum. léegi calculer kon benn hectare bu nekk 45 parcelles minimum 72 hectares ñaata parcelle la parcelle bu nekk nga koy jaayee 14 millions 500 wala 17 millions 500 loolu ñaata milliards la nga ñëw bëgg ko def ci suuf yi nit yoo xam ne da nga koy nangu par la force ay décret de bail xamuguñu ba xam am nañu titre foncier am déet nañu leeral ñoom. ni ñu amee suuf si ci jamono Abdoulaye Wade nañu leeral ñoom li ñuy wax ne war nañu ko dugal ci keesu Sénégal est-ce que dugal nañu ko wala déet. mais après ñu commencé def ñu. gendarmerie ñëw dal ci seen kaw gaañ leen jàpp leen am ñu teg loxo continuer di envoyer intellectuels ya fa nekk ay citation directe dañu répondre. moom beneen dañuy tontu. ñu dem sa Thiès. yi tooñ waay. acca dañuy dem sa Thiès ak nag l'école bi nga xam ne fa la silmaxa ndawi silmaxa yi di jàngee ñoom doxum ñaxtu lañ doon amal la ko waral nag du leen dul sàkku ñu andi leen fa benn infirmière loolee nag benn infirmière ndax ñeenti at a ngi ñuy topp ci ginnaaw ci lu nu mel Fallou Ndiaye moo yor seen kaddu ñu teewlu ko. li ñu décidé tey mooy décrété nañ 24 heures yoo xam ne cours amut ci école bi ak ñi waroon a jàng ci biti yëpp cours amut te li ñu organisé nii li ñu waaj a def nii mooy marche boo xam ne marche pacifique lay doon ñu ngi jëm nag jël nañ mbir mi suñuy loxo suñu saxte ku ko bëgg a fooye ñun duñ ko fooye ndax ay doomi jàmbur lañ tey nag lii marche kese la lii marche kese lañ organisé tey muy marche pacifique bu ñu war a dem du gouvernance pour wax ak gouverneur suñu problème fii ak ngoon nag su fekkee problème bi saafara wuñ ko luñ mën di gis suba ak ginnaaw suba nañ xam ne ñoom la. 3240 multiplié par 14 waa Fallou Ndiaye mii de mooy suñu mbokk silmaxa yi ñoom foofee sa Thiès infirmier lañu bëgg. waaw gis nga Sénégal ndeysaan Sénégal mooy dëkk yi nga xam ne njàccaar yi dañuy ñaxtu silmaxa yi dañuy ñaxtu lenn rek moo ci des de néew yu jóg di ñaxtu ndaxte Sénégal moom vraiment doy na waar. c'est que fi muy génne kenn xamul. waaw mais grand bu ñu demee ba gumbay yàlla bon masat ma kii mais les non voyants jóg di ñaxu kon loolu xam nga ni sàggante am na te ñoom laajuñu lenn lu dul seen àq mooy ñoom seen situation sax waroon na gën a tax sur le plan sanitaire et sur le plan social. waruñu am seen dara warul tardé ñii seen dara warul tardé. waaw seen dara warul tardé bu ñu demee nag ba léegi silmaxa yi ñooy génn di ñaxtu. après njàccaar yi moom ëllëg bu néew yu jógee moom bu mu bett kenn de xam ni moom. Sénégal mën na ñaxtu lu ne mën na nekk quoi. suuf si ñuy jooy dugaar. absolument néew yi daañu jóg parce que suuf si ñuy jooy dugaar. am na sëg yoo xam dañu ko bëgg a effacer rayer ko complètement nañ ñaxtuwaay dagg ko ay parcelles pour ay nit dëkk fa. il faut néew yi jóg marché. non néew yi fa ñu jóg calcul minimum bi ñu def sànq Mbaye Mante mi ngi koy def bi ñuy def commentaire. promoteur bi war na ci gagner minimum 46 milliards. ci 980 millions. su ko jaayee prix bi gën a tuuti. muy 14 millions 500 te am na fa kër yoo xam ne 17 millions 500 la. boo calculer hectare bu nekk li mu lay jox ci ay parcelles. par rapport ak 150 mètres carrés ci 72 hectares. yow mii nga xam yaay promoteur bi am nga 46 milliards 980 millions. ci francs CFA. waaw parce que di nga ci mën a am 3240 parcelles. boo ko daggee ay 72 hectares boo ko daggee di nga ci mën a am 3200 plateau bi ay mathématiciens vraiment ñu ngi interpeller gouvernement bu Sénégal. tout à fait et d'ailleurs lu tax ñu leen di interpeller parce que jamono ñoom ji leen wax ils n'ont pas joué le vrai jeu. parce que jamono bi leen koy Wàdd doon jox. baay bi leen koy jamonoy Wàdd jox c'était mooy période bi ñuy tabax aéroport ay AIBD Wàdd daf leen bëggoon wax ni comme nit ñi gëmuñu sama autoroute à péage gëmuñu AIBD léegi yéen promoteur yi naa leen jox ngeen tabax fa kër nit ñi commencé fa dëkk comme ça xam ñu pôle mais ñoom dañu jël loolu tëdd ci 10 ans après ñu koy doog a commencé exploiter te Wàdd ba mu leen ko doon jox jamono jooju c'était que pour jooni bu leen ko joxee rek ñoom ñu exploiter ko ñu commencé revitaliser zone yooyu mais dañ ko jël tëdd ci donc ñoom moo tax état du Sénégal war na xoolaat dossier bi quoi.
am problème ayca dañuy jàll ci ñaari pàcc bi ak demee dinañ ci wax nekk te yow sa candidat bi nii waxab seen mouvement associatif la yor. waaw mouvement associatif la. mais loolu nañ si ñëw suba. waaw suba rek d'accord. te ki ma ko wax nee na njool lan am na lu ma bind njool faalewul non ndaama yëgul njool. am ndaama moom ma ko wax donc ndaama loolu nañ si ñëw suba ayca ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram bàkk ba ji Pape Mante Mbow daal di teew ma naan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. borom Jam City ak Dougar. ak Dougar waaw dama ciy boole Dougar gi. boole ci Dougar léegi. ñu koy door ak ligue bu athlétisme bu Dakar championnat régionaux yi mu mel ni kon stade Léopold Sédar Senghor la ñu koy dooree. waaw tey nag lañ koy tàmbali ci mercredi bi wéyal ko nag ci diggante samedi ak dimanche. les championnats régionaux sax jàppal ne catégorie nag U18 yi U20 ak seniors yi la concerné en tout cas bu ñu sukkandikoo ci directeur technique régional bi di Ndiak Thiaw ma gis na ne daal minimum yi fa nag respecté dina leen nag permettre ñoom ñu mën a nag valider lu jëm ci wàllum championnat d'Afrique yi ni ko noonu tamit championnat nationaux yi ñu teewlu ay kàddoom. championnat régionaux yooyu mi ngi ko war a jogante mooy ñi wooyee U18 yi U20 yi ak seniors yi fas yéene continuer samedi 22 ak dimanche 23 mai li nga xamante ni mooy programme bi mi ngi nekk 5000 mètres 10 000 mètres ak 1500 mètres ci wàllu daw bi ci wàllu sànni ñuy wax lancer dina am lancer de poids ci wàllu tëb yi dinañu am triple saut ñu ngi rappeler rek ni de Dakar def na 16 journées de compétition avant les championnats régionaux ku gagné rek ci compétition yooyu dina am titre champion régional de Dakar après nag bu ñu fa jógee ci la ñuy dem ci championnat nationaux yi bi nga xamante ne ñoo nekk Dakar nga xamante ni sont nombre de 23 ñoom ñëpp am nañ ci ay qualifiés. wàllu football la ñu yàddu jëmale ak programme huitième de finale coupe de la ligue tey jii. waaw tey jii nag ci ngoon kon la ñuy tàmbali nag lu jëm ci wàllum huitième de finale coupe de la ligue ñaari jongante nag yu mag lañ ciy xaar bokk na ci nag génération foot ak Ñambour bu Louga ni ki noonu US Gorée ak Dakar Sacré-Cœur mu nekk duel ci club yi nga xam ne ñoo yëngu nag ci ligue 1 bi ci ligue 2 bi nag dinañu xaare ni tamit ci diggante Dakar Université Club ak ñi di waa ISO ni ki noonu EJ Fatick ak Sonacos Linguère moom mooy dalal ñi di waa Stade de Mbour Teungueth FC ak Renaissance la Jamono bu Fatick fas yéene ci laale ak jàmbaar ci diggante nag Mbour Petite Côte ak Jaraaf bu Ndakaaru dañ ko dàq ba jëmi jamono. footballu tefes gi mu mel ni CAN bi kon sa Saly lay am ren ji. waaw ren ji nag Saly lañ ko fas yéene amee ni kii ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent en tout cas mu nar a nekk nag jongante goo xam ne ñu yëngu nag ci wàllum tourisme nekk tamit acteur touristique yi foofu ci Saly ñoom gis nañu ne nag ak bi lay CAN dina nag suqaliwaat boobule gox bu ñu gisee ni Covid 19 bi bokk na nag ci li gàllankoor seen njënd ak njaay foofu ca Saly ñu fekk fa kii di Alioune Badara Sonko. jamono ji mënees naa wax ni lépp yem na fii ci diwaanu Saly Portudal ngir dalal Coupe d'Afrique des Nations jëm ci wàllu beach soccer ci beneen wàll gi nag ñi nga xamante ne ñooy commerçant yi wala sax ñiy dóor waar ci biile gox ñoom jàpp nañ ni seen bamba dana ci maase. bu ñëwee ñun dinañ amal rendement. par exemple ci lan waaye par exemple ci tourisme parce que ci tourisme la ñuy yëngu voilà te dina indi tourisme waa Afrique ñooy daje daal. opportunité bu baax la ci ñun déjà ça fait très longtemps que. On n'a pas carrément bossé à cause du Covid déjà. Donc, je trouve qu'il y a une opportunité là pour que restaurateurs yi mën a liggéey et tout. ñoom li ñuy sàkku ci autorité yi mooy bu compétition yi tàmbalee nañ leen yombalal accès bi. dugub beeg gerte bi dañ leen ñaar rek pour bu ñu mënee may laisser passer ñi fi xam nañu fi ñuy yëngoo comme ça bu ñu bëggee dugg wala ñuy génn du am benn problème. amalee accès bi tam ñuy mën di dugg ci biir. di ci gis suñu bopp tam loolu tam soxla nañ ko. autorité yi juste leur dire que ñu gën ci jàpp pour faciliter ñu liggéey bi parce que déjà accessibilité bi ñoom rek ñoo ci mën a jàpp. ay fan yi néew des ngir commune bu Saly dalloo li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique des Nations jëm ci wàllu beach soccer ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu tourisme jamono ji jàpp ni sport bile dana kantanal tourisme bi nga xamante ne depuis Covid bi ba léegi dafa nërmeelu. kon xibaar bu wér na Karim Benzema moom dafay dellu France. waaw dikki démb nag ba gannaaw kii di Didier Deschamps yi tàggat équipe nationale de France di fësal nag liste bi ci la nag woowaat Karim Benzema moom nag soo xoolee daanaka ci atum 2015 la gëj nag ci équipe nationale bu France moom mi la nag am 81 sélection ak 27 buts kon ñu jàpp ne nag dina nag teew ci euro bu ñu fas yéene amal ni ki fukki fan nag benn ci weerum juin jàpp fukki fan nag benn tamit ci weerum juillet kon Karim Benzema moom mi la nag dina fekki juróom-ñeent ci ay anciens champion du monde yu teew ci boobule liste. ñeneen tamit yu bees ci boobu liste mooy Marcus Thuram di doomu Lilian Thuram di football foofu ca Borussia Mönchengladbach moom ñetti sélection la am fas yéene kon bokk ci bile Coupe d'Europe Jules Koundé nekk ci Séville moom nag guléet ñu koy woo France nag di fàttali ni moom ci nag match ouverture am premier match am ci compétition bi
ñii di waa Allemagne la ci laale bu ci jógee nag Hongrie ak Portugal ñu jeexalee ko ak lu jëm ci wàllum nag championnat européen yi kon ni ki tey jii nag la ñuy wëyal fanweer ak juróom-ñaareelu bëccëg ci Angleterre mu nekk avant dernière journée bi gannaaw dem bañ ko tàmbalee kon tey 17h Tottenham moo dalal ñii di waa Aston Villa Everton ak Wolverhampton la Newcastle di ci laale ak Sheffield United 18h diggante Crystal Palace la ak équipe bi di Arsenal 19h15 Burnley moo dalal ñii di waa Liverpool bu ñoom Sadio Mané West Bromwich Albion ak West Ham lay doon ëllëg kon démb Manchester United moom dafa démboo ci digganteem ak Fulham 1-1 kon ñu jàpp ne Southampton moom Leeds moo ko fekki daan ko ñaax ci dara Brighton moo daan Manchester City bi nga xam ne moo njëkk jël championnat bi ñetti bal ci ñaar Chelsea bi ñoom Edouard Mendy ñoo daan démb nii di waa Leicester France finale coupe bu France tey 19h15 kon ci diggante Paris Saint-Germain la doon ak équipe bi di Monaco Mambay di fàttali rek ni ci kanam tuuti kon 10h foofu sa Parcelles Assainies ci stade bi nag ci lañu amal ab sit-in doxab ñaxtu ngir nag di sàkku rek